waaw gars yi comme ni ñu ko waxee woon rek sa njëlbeen vidéo yi day dagg sànq ba léegi parce que réseau bi mooy def défaut au début ni ñu ko annoncé woon noonu lañu koy annoncé waatee premier point dañuy waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy ay promesse Macky Sall li en 2012. deuxième point bi dañuy waxtaan ci li nga xamante ne mooy ay réalisation bu fekkee am na. troisième point yi comme ni ñu koy waxee à chaque fois suñuy live ci la ñuy xorom ennemi peuple bi ci la ñuy xorom. troisième point chaque jour la ñuy waxtaanee mooy dooméraam bi ennemi peuple bi ci la ñuy xoromee gars yi comme que dañuy door a dool nag xorom bi dañu koy téyegum ba waxtaan ak askan bi ñu déglu ñu ak xel ba ñu déglu ak xol quoi loolu lañ bëgg instant yi ñu ñaan gars yi ñu partage vidéo yi gars yi dugg ñu mën a jàllale message fi mu war a yegg mu yegg fa gars yi. premier point comme ni ñu ko waxee dinañ waxtaan ci li nga xamante ne mooy promesse yi gars yi dëgg neexul loolu laay ubbee chaque jour samay wax dëgg neexul te Sénégal bu ñu bëggee mu changer. fokk ñun ñëpp ñu àndandoo nangu dëgg Sénégal bu ñu bëggee mu jëm ci kanam fokk ñun ñëpp ñu àndandoo gis luy dëgg ñu def ko li nga xamante ni dëgg te day yàq ñu dindi ko même dëgg bu dee yàq tamit ñu jëm ko saxal ndax mujj dëgg mooy mujj gaay tey ñu njëkk a waxtaan ci li nga xamante ne mooy ay promesse Macky Sall gaa en 2012 moo gën a fort ci li Macky Sall wax rupture la Macky Sall waxoon rupture gars yi ndax lii mooy rupture bu dee dañuy waxtaan te waxante dëgg te yàlla rek tax ndax lii mooy rupture tey ndax lii mooy rupture gars yi Macky bi mu jógee ci rupture xam nga lu mu waxoon état de droit gars yi état de droit la waxoon état de droit la Macky Sall wax état de droit wax une justice indépendante gars yi balaa ñoo dem fenn comme ni ñu koy defee chaque jour dañ leen di may ngeen déglu Macky Sall chaque jour moom mooy wax ñu déglu Macky Sall tuuti mu wax ñu déglu ko bu baax ndax loolu mooy rupture. Nous devons instaurer une démocratie véritable qui ne soit pas seulement un slogan. Nous devons faire en sorte que le libre de pouvoir soit respecté au Sénégal. Nous devons faire en sorte que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Chers compatriotes. gars yi dégg ngeen yéen a ngi dégg ay waxu Macky Sall. Je vous dis. yéen a ngi dégg ay waxu Macky Sall loolu mooy rupture tey li mu wax nii nee na moom dañu doon noot en 2012 nee na Abdoulaye Wade da doon jaay doole dictature la doon gouverner Sénégal tey ba mu ne bu yégee moom dina indi rupture indi changement indi une justice indépendante gars yi ndax lii mooy justice indépendante chaque jour lañu koy wax jël Khalifa Ababacar Sall denc ci kaso bi jël Assane Diouf denc ci kaso bi jël ay otage politique def ci kaso bi adduna yépp di gis gars yi ndax loolu mooy rupture kon kaa ñu waxante dëgg à l'heure actuelle Macky Sall war ko woon fekk palais ndax promesse yi mu defoon en 2012 gars yi duñ sori de tey Macky Sall mooy liveal boppam mais man nitu dëgg du man may live Macky Sall moom mooy liveal boppam jaajëf jàmbaar Macky Sall moom mooy liveal boppam du man may live gars yi dañuy demaat ñu déglu Macky Sall dañuy dégluwaat Macky Sall dama bëgg man li may wax sax jarul sax ngeen koy déglu bu baax mais li Macky Sall di wax ngeen gën koo bàyyi xel bu baax a baax dégg ay promesse su Macky Sall xam ne nit chaque jour nga ko kilifa yi di waxee kaddu démbam ak kaddu tayam bu ndiróobu rek muytul kooku du gor kooku da nga ko war a muytu du gor ndax Macky la mu wax 2012 ak la mu wax 2017 c'est diamétralement opposé kon gars yi ñu dégluwaat Macky Sall dellu si waat. Toute simplicité et en toute humilité que mon choix est résolu. Quel que soit ce que cela devra me coûter, j'en ai mesuré les risques et les dangers. Je suis décidé à mourir pour mon pays. gars yi dégg ngeen Macky Sall en 2012 li mu waxoon en 2012 gars yi laay waxal jeunesse bi yéen laay waxal baron yosu na sàcc en 2012 dégg ngeen lu Macky waxoon nee na il est décidé à mourir pour son peuple ndax Abdoulaye Wade day dictature la gouverner Sénégal bu fekkee ne Macky Sall en 2012 ragal bu mel ni Macky Sall moo mun a taxaw ne il est prêt à mourir pour son peuple tey jeunesse bi ñëpp war nañoo mun a jóg dee ngir seen peuple tey jeunesse bi ñëpp war nañ mun a jóg dee ngir seen peuple bu fekkee dooméram bu mel ni Macky Sall ragal place de l'Obélisque dafa dawoon moo pare
décidé pare na pour dee ngir population bu Sénégal tey moo jëlaat ñoom noot leen def ci kaso bi jël ñenn ñi jaay leen doole ne leen ku wax ma def ci kaso bi kon bu fekkee ne kooku moo pare pour dee ci kaso bi kon képp kuy jeune nekk Sénégal war nga demaat ci ay discours Macky Sall en 2012 xoolaat ko bu baax boo ko xoolee di nga xam ne du kii moo war a gouverner Sénégal ne dañoo juum teg fi kii moo tax gars yi ñu war a yow ba 2019 ñu war a bañ a juum ba tegaat fi kii yàlla xam na ne 2019 bu ñu juumaatee ba teg fi Macky Sall wala ñu dof-doflu ba teg fi Macky Sall wala ñu topp ñi nga xamante ne ñoo ko wër ñuy naafiqe ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko wër ñu leen di woowee des porteurs de voix du dara porteurs de mensonge lañ buñ leen dégloo gars yi ba juum wala ñu déglu leen ba nangoo ñu jëli suñuy carte électeur wàccee Macky Sall gars yi waat naa ci yàlla ne de génération en génération ak bépp président buñ fal lu mu compétent du defar Sénégal mënatul defar Sénégal gars yi mënatu ko defar mënatul defar Sénégal ndax ki la wax rupture ba pare na pour jaay bakkanam ñu wax mu ne une justice indépendante mu wax ñu wax mu ne gestion sobre et vertueuse gars yi ana gestion bu sobre ana gestion bu sobre Sénégal bu fekkee dañuy waxtaan te waxante dëgg gars yi na wax gestion bu sombre la wax ba muy wax dañ doon cax mi ñun ñoo déggul gestion bu sombre la Macky Sall te wat naa ko ci yàlla ak yonent bi Macky Sall jeunesse bi dinañ tepp sa jot bi nday ba àdduna yëpp xam ko man bu ma commencé di wax Macky Sall say promesse sama xol day laaj doo sarat ndayam doo dara comme ni ma koy waxee man peuple bi laa àndal te képp ku wàccul peuple bi man du ma la mës a wàcc te duñ la mës a wàcc ci Ousmane weesu na jot sénégalais ñoo war a jóg chaque jour dañ koy wax balaa moo wees sénégalais ñoo war a jóg balaa moo wees te sànq wax nañ ko suñ troisième point dinañ lancer message bi lancé buñ ko ba léegi ñu ñaan gars yi ñu gën a partager vidéo bi chaque jour dama koy wax nitu dëgg tant que vidéo yi yeggul du bàyyi mais bis bu yeggee ba Macky Sall conscience li nga xamante ne noonu la Sénégal yi dund te conscient na si mais nguur jaral na ko tey la ngorom jaay diineem te tey la ngorom jaay na diineem Macky tey la ngorom jaay diineem gars yi ma leen di ñaanaat ñu dégluwaat Macky Sall en 2012 ci promesse yu def ñu dégluwaat Macky Sall bu baax gars yi dama bëgg ngeen di déglu parce que li may wax am na solo mais li Macky di wax moo ko ëpp solo ndax mag bu fenee li may wax chaque jour rek xale yi ñoo koy tiiñal mag buy fen xale yi ñoo koy tiiñal te li ma ko wax chaque jour révolutionnaire yaa ngi ñëw sa kaw Macky muy góor muy jigéen dinañ teppi sa job bi ndey ba àdduna yépp di gis ñu koy teppi déglu leen Macky Sall gars yi. ginnaaw bi ñu ma ci bopp réew mi si ndawal suñu bopp newoon naa doxalin bi laa bëgg ñu soppeeku bi nag ci wàññi diisaayu nguur gi la ndax nguur gi bu amee ay kuréel yooyu war ñoo demal li nga xam ne moom la ñu waroon jox askan bi lépp nguur gi ci boppam moo koy téye delloo ko ci boppam ndax ni muy doxee mooy diis ministère yu bëri ambassade yu bëri direction yu bëri lépp lu waroon dem ci askan bi ci wàllu ngeneen moo xam ci wér-gu-yaram population yi moo xam ci njàng mi moo xam ci ni ñuy jàppale béykat yi dootuñu ko mën a def ndax diisaayu état bi bëgguñu état xuuf ma ñam na état bi taxaw waaye nag diisaay bi wàññeeku na yàqu yi wàññeeku na puukare gi wàññeeku lépp lu ñuy def ñu ci mbirum réew mi. gars yi dégg ngeen nee na bu ñu ko falee dina wàññi diisaayu nguur gi ñëpp teg ci seen nopp Macky nee na bu ñu ko falee dina wàññi diisaayu nguur gi ndax bu nguur gi continuer noonu dinañ dem ba askan bi war a lekk day delluwaat ci nguur gi mu yëg ne 25 ministres ñëpp dégg ko tey Macky instant yi muy 49 ministres ak ministres yoo xamante ne xamuñu ko ak ministres yi nga xamante ne ministres yaa ma neex la mais damay laaj réew 49 ministres fan la am ak 49 ministres lan la ñuy doxal Sénégal pauvreté bu nekk Sénégal nga jël 49 personnes def leen ay ministres ku nekk nga koy fay ay millions ak li mu àndal oto yeeg bon d'essence yeeg lépp taalibe yi gën a dee ci ndóol gën a dee ci yalwaan gën a dee ci tali bi ñu ne kooku lañ yaakaar pour mu gouverner ñu ne kooku mooy président bi nga xamante ne moom moo judd
après les indépendances kooku moo war a defar Sénégal ñu ne gars yi dëgg neexul chaque jour dañ koy wax mais billahi wallahi bu ñu yaakaaree ci Macky Sall pour Sénégal jëm kanam Sénégal day deltu ginnaaw du mës a jëm kanam Sénégal du mës a jëm kanam kon gars yi lii jot na gannaaw dee chaque jour ma wax leen ko tapet bu mu nee fipp ne pare na pour dee pour réewam kon patriote yi war ñoo toog di xaar ragal laa wax buqat muy Macky Sall bu mu nee pare pour dee pour réewam kon ñun patriote yi war ñoo toog moom en 2012 Wade dafa defoon loo xam ne nii moom li muy def tey moo ko gën a garaaw Macky taxaw dina ko dégg léegi ma teg ko ne pare na pour joxe bakkanam pour réewam kon moom muy def lu pire li Abdoulaye Wade doon def di def lu pire li Yaya Jammeh doon def tey ñu mën a toog ñun ñu ne ay patriote lañ te mënuñoo jóg wàcc si terrain bi ñu ne ay patriote lañ te mënuñoo jóg songu Macky Sall jële ko fii kon gars yi suñu war nañ ko xoolaat bu baax a baax war nañ ko xoolaat koo xamante ne juróom-ñaari at di dugg ci juróom-benni at lépp lu mu la wax ay fen la lépp lu mu la wax ay fen la Macky lu mu mës a wax fen la lu mu mës a wax fen la lépp laa leen wax de promesse am la ñu nekk ba léegi nii ci ay promesse am lañu nekk nii 25 ministres ba 49 ministres yow nga war askan bi Macky Sall te ñan naa la boo gisee vidéo yi nga fexe jàkkaarloog patriote ñu tepp sa job bi ndey des fois tàng ndey ci Sénégal ndax ay xale bu mu mënee toog gis dëgg ay mag gis nañ ko mais dañoo ñemewu jóg wax ay xale bu ñu mënee toog gis dëgg ay mag gis nañ ko dañoo ñemewu wax mais nag du ñu mësal noppi dañ koy wax chaque jour du ñu mësal noppi tey live bi ni ma leen ko waxee du man maay live tey Macky Sall mooy liveal boppam Macky mooy liveal boppam tey dañuy dem tempo Macky live gars yi ñu dégluwaat Macky. rawat tey jii si taxawaay bi njiitu réew mi jël fas nara nag di musiba ci réewum Sénégal ndax fi mu nekk li muy def moom mooy def coup d'état constitutionnel mooy def forcing pour imposer réew mi loo xam ne réew mi du ko nangu tey du ko nangu ëllëg te it ñëpp décidé nañu taxawal benn front républicain maanaam muy parti muy syndicat société civile muy citoyen tout court ñëpp war nañu taxaw pour dire non parce que lu ëpp tuuru dañuy waaw xalaat moomu réew mi te waruñ nangu li mu bëgg a def mu def ko ci Sénégal kilifa yi nag kilifa diine yi war nañu wax kilifa yépp war nañu wax ndax bu ñu waxul léegi ce sera gars yi déglu ngeen Macky Sall xam nga lu tax tey man li ma mujjee teg ci Macky Sall bu fekkee déglu ngeen ko bu baax lu tax mu neex ma maa ngi lancé benn appel ci kilifa diine yi ne leen nga ba Sénégal li métti 2012 Macky Sall toogoon na woo leen ñépp a ngi koy dégg léegi Macky Sall nee na en 2012 na kilifa diine yi jóg wax balaa muy trop tard tey may wax kilifa diine yi may wax suñuy wasila may wax suñuy guide religieux di wax suñuy porte-parole ne leen nañ jóg wax ak Macky Sall balaa moo trop tard nañu jóg wax ak Macky Sall balaa moo trop tard ñoom bu ñu xaaree tey ba révolutionnaire yi wàcc ci tali bi wala ñoom ñu xaar tey ba ay bakkan daanu Sénégal ñoom ñu jóg wax amatul sens kon man maa ngi wax kon ñoom ay médecins après la mort la ñuy doon te vidéo yi fi lay des ñun ñooy dem mais archive yi fi lay des tey lancé nañ appel képp kuy kilifa diine ñu ngi lay lancé appel képp kuy porteur de voix te ngay nitu dëgg ñu ngi lay lancé appel ñe la en 2012 ba dëkk bi di jaxasoo Macky ñu nar ko def ci kaso bi ndax dafa sàcc alal nguur bi ay kilifa ñaanal ko intervention ba Abdoulaye Wade baal ko ci mbaaxam ak yërmandem laa wax tey ñun ñoo ngi lancé appel ci kilifa diine yëpp xalif généraux yëpp ñu ngi leen di lancé appel ne leen nañ jóg wax balaa moo trop tard lii di ram ci ñag bi jóg te bu ñu toogee noppi ba 2019 te waxuñu ça sera trop tard appel la boo xam ne ñu ngi koy lancé kilifa diine yi jóg leen ngeen wax dëgg jóg leen ngeen wax ak Macky Sall porteur de voix nitu dëgg yi laa wax nañ jóg wax ak Macky Sall ne ko mu deltu ginnaaw ci li nga xamante ne moom lay def mu deltu ginnaaw ci li nga xam ne noonu la nar a organiser élection yi ndax duñ dem ak moom ak ci conditions yi ci élection te bis bu ñu demee nag ba 2019 ay bakkan bu ñu daanoo Sénégal kilifa diine yi am nañ ci part de responsabilité porteur de voix yi muy nitu dëgg yi am nañ ci part de responsabilité ndax ñoo ngi toog di seetaan 2012 Macky Sall yuuxu woon na ne kilifa diine nañ jóg wax balaa moo trop tard mais tey révolutionnaire yi yuuxu nañ nee na ngeen jóg wax
waxoon trop tard conditions yi xalaatuñ ci dem ak Macky Sall élection non non jël Aly Ngouille Ndiaye le plus grand voleur teg ko na ko organiser ay élection duñ ci dem ak Macky Sall mu sàcc élection yi loolu kon ñu bañ a dem élection wàcc si tali jàkkaarloo ak Macky Sall nag dafa jot ndax loolu la waxoon nee na Abdoulaye Wade coup d'état la constitutionnel la bëgg a def mais moom tey coup d'état la bëgg a def proprement dit duñ ko nangu tey te duñu ko nangu suba duñu ko mës a nangu Macky Sall boo yaakaaree ne 2019 ci conditions yi ñu dem ak yow ak élection yaa ngi nax sa bopp tàppen nga gis demoo woon yuuxu woon nga woo kilifa diine yi tey kilifa diine yi Macky ma yuuxu woon woo leen tey moo jël sénégalais yi noot leen moo jël sénégalais yi leen def ci kaso bi ñu ñaan kilifa diine ñu jóg balaa Sénégal di tàkk nañ bàyyi ne Sénégal du tàkk ndax kilifa yi fi tëdd nañu jóg balaa Sénégal di tàkk démb ñépp gis nañ procès imam Alioune Badara Ndao mu dem yaa ngi poussé population bi à bout Macky Sall yaa ngi poussé population bi à bout kilifa diine yaa ngi toog di seetaan te 2012 bañ la bëggee rey def la si kaso kilifa diine yaa jógoon kon gars yi ñuy lancé appel boobu kilifa diine yi képp koo xamante ne dégg nga message bi ngeen wax li nga xamante ne moom la ñuy wax muy lu la déranger muy saaga yi Macky mënuñu ko bañ a saaga parce que amuñu benn arme actuellement bu dul saaga di ko xaar nag ba waxtu wàcc si tali bi jotee ci lay xam ndax am nañu doole wala amuñu doole ci lay xam ndax peuple bi moo ko fal wala moom ko fal mais actuellement fu ñu toll dañu xorom job bi ndeyam ne ko nag nañu jël si waat naa ko ci yàlla ay jullit lañ waat naa ko ci yonent bi ne amuñu lu ñuy tiit ci Macky Sall chaque jour lañ koy wax bu ñu ragaloon Macky Sall dañuy toog noppi comme suñuy morom Macky Sall sa dëjjaw nday matin midi soir man maa ko wax nit dëgg kilifa diine yi bu leen dëgg saaga ñuy saaga xool leen message yi nga xamante ne moo laxal ci ginnaaw saaga yi ngeen génnee ko parce que lu mën a jëriñ sénégalais yi la lu mën a jëriñ sénégalais yi la lu ñuy wax fayu ñun mais dafa métti tey dafa métti trop dafa métti gars yi dañuy dégluwaat bu baax a baax a baax a baax Macky Sall doo koy jàllaat ci leneen gars yi dégluwaat Macky Sall. ñu ngi ci biir réew mi. candidat yi ak ñi nga xam ne waroon nañu nekk candidat ci newul ko ku si mel ni Youssou Ndour ku mel ni Bara Ka ak ñeneen ñu bare parce que Fane man taroon nag wax naa ko Idrissa Seck Ibrahima Fall Cheikh Amadou Dado Djibril Ngom Mor Diom candidat Oumar Khassim Dia Amsatou Sow Sidibé Maître Doudou Ndoye ak Diouma Diakhaté ñooñu ñëpp maa ngi leen di woo pour ñu bokkaat benn front ensemble ñu jàmmaloo fi nekk pour jëlee ko ci jàmm ak salaam wax aussi ne sonn bëri nañu réew mi sonn na mesure yi ma fas yéene jël ci jiitu mooy wàññi njëgu dund loolu bokk na njëgu ceeb diwlin ak suukar jamono ji may wax expert yi am def nañ étude la muy tuddee ak fañ ko war a jëlee ak mesure yi ñu jël pour que loolu mën a am waaye bu gën a am solo mooy comme dañu bëgg démocratie sax jël naa engagement la bu ñu ma mandat bii nga xam ne moom lañ may collé mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemal juróomi at ndax li ñu bëgg démocratie sax mooy ñaari mandat ñaari at juróom la kon tàmbali sama bopp appliqué ko pour que d'avoir et de développer. gars yéen a ngi déggaat nee na bu ñu ko falee li muy njëkk a def mooy wàññi dund bi ndax dund bi dafa seer gars yi Sénégal ñëpp xam nañu dund bi actuellement la gën a seer nee na bu ñu ko falee dina wàññi location gars yi Sénégal nañu wax dëgg Abdoulaye Wade fin mandat am malgré que dund bi seer na mais tey Macky Sall juróomi at ñaari at mu ko fi defee ba léegi laa la wax li muy wax ci man ni wàññi dund bi tey la gën a seer Sénégal ñëpp a ngi ci teg seen bët. dinaa wàññi mandat bi def ko 5 ans gars yi ñëpp xam nañ ne Macky Sall wàññiwul mandat bi 7 ans la ko def mais gars yi Abdoulaye Wade lañ ñeme woon ndax lan yërmandeem ndax lan kilifa diine bu jóg wax ak lu mu jàpp lu mu rëy mu bàyyi ko gars yi tey Macky Sall mu ngi wax di waxet di waxati di waxet te gars yi ñemeñu wàcc ci tali bi gars yi ñemeñu wàcc ci tali bi ndax lan ku wax dalay jël def ci kaso bi te kilifa diine mënu ko ñaan ba mu bàyyi. gars yi comme ni ko gars yi waxee
fépp moo jot parce que chaque jour ñu wax ko Macky Sall bu fekkoon ne koy waxal muy dégg la wala bu nekkoon koo xamante ne du dictateur gars yi kon duñu xorom job bi ndayam matin midi soir mais boo gisee chaque jour ñuy xorom dëjëw ndayam matin midi soir parce que moom loolu la mérité argumenté wul ak ñun lim seq ak jeunesse lim seq ak opposant yi moo jël di def ci kaso bi moo tax opposant yi fekkee amuñu fit ak sañ-sañu saaga ndayam ñun jeunesse bi dañuy jóg job bi ndayam ni ko nag suñuy mbokk jeunesse yi nga jël jàpp leen ne ay terroristes la di leen bàyyi mbaa ñu toj sa job bu ndey gis nañ leen keroog gis nañ leen démb ci procès bi ku tepp sa job bi ndey nga man maa ko wax matin midi soir dinañ dénoncer sa ndey adduna yëpp presse internationale yow leen la fa yóbbu Macky Sall ku tepp sa job bi ndey nga bu ñu waxee ngay baax baax doo tous ñëpp gis ko ne 5 ans laa dafa àdduna yëpp teg seen ñoom Moustapha Niasse doomeeraam ñëpp ànd ak moom ci loolu fu ne nga toog fu di ko duul ndax ñu fal la tey nga war askan bi ñu fal la tey lépp li nga xamante ne digal na ko askan bi defoo ko lépp li nga xam ne digal na ko askan bi matale woo ko askan bi ñëpp toog ndax yow sa yar mooy kaso ndax yow sa réaction mooy kaso yow sa réplique mooy kaso mais jeunesse bi ragaloo alhamdulilah di ko sante bu baax Assane Diouf nag ndax moo ñu woon yowoon nañu ki ñu am doomeeraam la te doomeeraam booy xeex moom fii ngay jaar moo tax fii la ñuy jaar Macky matin midi soir di ko wax ak fierté nag tepp sa dëjëw nday yow Macky Sall matin midi soir di tepp sa dëjëw nday ñi naan saaga yi ñu génn live Macky am lu ñuy wax ak moom Sénégal yi dañuy lancer message tepp dëjëw ndayu Macky Sall fay suñu téléphone toog loolu lañ séq ak Macky Sall gars yi ñu dégluwaat Macky Sall mu demaat ci ay promesse am ñu dégluwaat Macky Sall ba lépp ba tey lépp 2012 a ko promettre nag ngir am nguur jaay na ngorom jaay diineem kii mooy doomeeraam gars yi déglu leen Macky pour wala ne doomeeraam la pour wan askanu Sénégal yépp ne ab doomeeraam la tey par exemple bu waaw d'avoir et de développer gars yi dégluwaat un modèle démocratique respectable et irréprochable, j'allais dire. Parce que tant que nous n'avons pas un état de droit, tant que la démocratie n'est pas viable, tant que l'État ne fonctionne pas selon des principes républicains, tout ce que nous voulons construire, nous ne pourrons pas le faire. Puisque ceux qui sont dirigés ne se sentent pas responsables devant les populations. Ils ne rendent pas compte. Ils feront des options hasardeuses qui vont nous coûter les yeux de la tête, sans conséquence. Donc, le budget lui-même ne va pas être optimisé dans son utilisation et dans sa répartition. Donc, la démocratie, elle est fondamentale. La démocratie représentative, l'équilibre entre les institutions. Je suis une victime réelle de ce manque d'état de droit. Il faudrait que l'État fonctionne selon des principes et des normes démocratiques. Il faudrait que le pouvoir judiciaire exerce la souveraineté de son pouvoir en matière judiciaire. Où en ce moment, on est en train de faire des malheurs à Cour des comptes. Je puis vous assurer que si je suis élu président de la République, la Cour des comptes accédera au compte de la présidente de la République. gars yi loolu rek laa bëggoon ñu dëng ñaari mots la ñuy jàpp ngeen dëng ko bu baax nee na la démocratie elle est fondamentale yéen a ngi dégg Macky Sall wax nee na démocratie dafa fondamentale ci dëkk ñu jóge foofu mu ne moom victime la ci manque de démocratie bi nga xamante ne moom la Abdoulaye Wade doon doxal ci li mu wax gars yi bu fekkee ne Macky Sall moom moo jooytu ba wax loolu ne bu ñu ko falee dina ko fi jëlee tey manque de démocratie ak manque de justice de droit tey moom bu fekkee moom moo mën a jël Khalifa Ababacar Sall di droit am yëpp denc ko ci kaso ndax tey président bi nekkoon 2012 di campagne di wax li tey moom mooy président bi nga xamante ne moo jàpp Assane Diouf ne moom victime la ci manque d'état de droit bi moom victime la ci tey moo jël Khalifa Ababacar Sall def ci kaso bi moom moo jël Imam Ndaw mi nga xamante ne 2 ans mënoo gis si moom dara lu taq luy tâche nga def ci kaso bi moom moo jël Assane Diouf mi nga xamante ne nii bu fekkee moom moo doon woote démocratie dafa fondamental moom moo ko wax démocratie dafa fondamental ci dëkk jël Assane Diouf mi nga xamante ne peuple bi lay joolul boppam Assane Diouf reyul nit jaayul drogue mu jël ko def ko ci kaso bi ñi rey nit ñi jaay drogue nekk en liberté ga ndax kooku moom moo waxoon en 2012 ne démocratie dafa fondamental ci dëkk ndax kooku moo ne woon moom injustice bi nga xamante ne moom la Abdoulaye di doxal moom victime la ci tey ñaata nit ñoo nekk ay victime ci injustice su Macky Sall ñaata nit ñoo nekk Sénégal laa ne ci kaso bi injustice su Macky Sall duma leen denc leen ci kaso bi kon gars yi dañ leen waxante dëgg ngir yàlla yonent bi
ñu ñaan jeunesse bi nañu yeewu te yàlla tax kii dañoo naxoon ba ñu fal ko billahi dañoo nar a naxaat 2012 wala mu jaay doole ba ñu fal ko loolu nag balaa ñu fa yegg gars yi ñu teel a jóg problème bi nekk ba 2019 ñun jóg a jóg nañu teel a wàcc si tali bi jàkkaarloo ak moom lu mu ci bañul bañuñu ko ci ñépp mun ñoo dee ci kaso bi ñen lay téye ci kaso bi ñu nekk ay sacrifice ñeneen ñi mën a sauver peuple bi sauver génération yoo xam ne ñu ngi ñëw mais bu ñu nangu mukk laa wax tey ñun ñëpp ñu toog noppi ba 2019 mu ñëw jalgati élection yi toogaat fi mu nekk 10 ans yoo xamante ne Sénégal da koy perdre 10 ans yoo xamante ne Sénégal da koy perdre nekk ko en retard gars yi kon nañ leen xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax nañ leen xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax a baax war a wàcc si tali bi ndax jot na gars yi dañuy kon ne ba léegi pareeguñ ba léegi ci ay promesse am lañ nekk ay promesse yu Macky Sall gars yi ñu pose ñu foofu tudd dellu si xam nga nu ñuy dellu see mooy 500 000 la woon 500 000 emplois par an Macky Sall nee na bu ñu ko falee dina def 500 000 emplois par an gars yi ñu wante dëgg Macky Sall bu ñu yéegee ba léegi ASP yi la fal ñu ko wax di ko wax ASP yi la créé comme des emplois te ASP yi bañ amee 2 ans ba léegi ñu ngi jooy nee nañ dañ ay contractuels lañ mais nekk guñ embauché ndax kooku tey laa la wax am na lenn loo xamante ne mënatuñ koo promettre ba nit ñi gëm ko ndax mënatuñ ko promettre sénégalais yi ku ne woon 500 000 emplois par an lay créé tey ASP yi rek la créé. société nationale yëpp ngi daan tey jeunesse bi àndoon ak moom am espoir wàcc tali bi réintégrer régime bi fi nekkoon ba Macky Sall yëg tey jeunesse bi ñuy wax ak yéen ñoo faloon Macky Sall ci espoir yaakaar bi nga xam ne amoon nañ ko ci moom gars yi. Macky ba mu yéegee ba léegi jeunesse bi dafa gën a sonn Macky ba mu yéegee ba léegi liy dee ci dëgg dañoo gën a bari li nga xamante ne ñoom ñooy dem lii ñu jàpp leen di leen torturer pour wan na ne Macky Sall liggéeyul rek li bi waxatu ci te africain yëpp jëli nañ seen i doomi réew Sénégal ba léegi amul benn picc boo xamante ne jóge na Libi ñu ne wàcc na Sénégal waxatuma ne nit kon gars yi ki la ñuy nax ngir yàlla ak yonent bi li ñuy waxloo nii xol la yeewu leen ngir yàlla ak yonent bi sénégalais yi jeunesse bi dem leen jëli seen i carte électeur das fanaanal balaa ñoo xeex système bi mu nar ñun ci élection yi carte électeur la ñu war a njëkk a jëli denc ko ba pare doo koy wax ak moom ci système bi wax ak kilifa diine ci système bi mu changé ko bu ko mënta changé ñu wàcc tali bi jàkkaarloo ak moom comme Ablaye Wade bu mu bëggee jàllale 3e mandat bi moom moo ko waxoon bokk na ci noonu incité jeunesse bi pour ñu wàcc tali bi ndax Ablaye Wade dafa nar a def coup d'état constitutionnel kon gars yi jot na tey ñun ñëpp ñu wàcc tali bi dafa jot ñun ñëpp ñu wàcc tali bi jàkkaarloo ak Macky Sall ne ko trop c'est trop jot na gars yi ñu wàcc tali bi jàkkaarloo ak Macky Sall ne ko trop c'est trop mais loolu li koy jiitu moo ñu jëli carte électeur yëpp comme ni nga ko waxee keroog képp ku nekk ci koñ ngay responsable xam ne situation Sénégal fu mu jëm suñu handicap bu sët ak ay doom lay nekk nga dajale xale yi fa nekk yëpp war a am carte d'identité war a am carte électeur nga recensé leen jiital leen ñu dem bindu ji nga recensé leen sensibiliser leen pour ñu dem bindu ji ba pare xamal leen ne leen 2009 ki fi ne 2019 ki fi nekk dictateur la dañoo war a téegal ndeyam mu jóge fi waxuma leen ngay négocier waxee leen ko nii ki fi nekk dictateur la day jàpp imam yi di tëj day jàpp opposant yi di tëj jàpp jeunesse bi di tëj dañoo war a téegal ndeyam kon dem leen ngeen bindu ut seen carte denc ko ba 2019 bu ñëwee ñu doxaan ndeyam mu jóge fi noonu lañ koy waxee xale yi laa wax nag noonu lañ koy waxee ñëpp noonu lañ koy waxee ñëpp gars yi comme li ñu wax léegi tey duñ dooleel ci moom du rupture la woote woon dinañ rupture la fal ndeyam gars yi ñu dem déglu tuuti musique del ci war comme ni ñu ko waxee ay promesse am bu ñu doon wax fii ba suba bu jeex tey dina leen won ci li nga xamante ne moom la ñuy bàkkoo ne moom la ñu réaliser Macky Sall nguuram li ñuy bàkkoo du ma wax moom kese moom ak gouvernement am li ñuy bàkkoo ne noonu la ñuy réaliser li ñuy njëkk a wax mooy couverture maladie universelle foo toog moom la ubbil la fam lu rëy loolu di ko wax Macky Sall fu mu toog day ubbil la fam loolu di ko wax couverture maladie universelle ban doomi sénégalais moo ci gis boppam kan moo gis sa bopp ci couverture maladie universelle bi muy wax noonu ban ba ci démb ñu ngi gisaat lu toll ay homme de tenue nekk asfa nekk ci internet bi di jooy 2 ans ñu tëdd ko kañ la benn jeune fille dee fii hôpital bu Pikine ndax 200 000 lañ ko opéré
mu ne couverture maladie universelle moo ngi dox Sénégal moom loolu la réalisé Macky Sall yabul boppam ndax la mu bëgg a doxal mu ngi koy doxal la mu bëgg a politiser mu ngi koy politiser mais askan bi ko fal la yab askan bi ko fal la yab couverture maladie universelle amul kenn ku ko gis Sénégal muy njëriñ ci kenn ci ñoom li ñuy wax dañuy fen couverture bi amul dañuy fen doxul te Sénégalais yi gisuñu seen bopp gars yi bu jógee foofu waxaat na leneen nee na day wàññi réduction des loyers la waxoon gars yi ban location yi dafa gën a seer loi nga yóbbu ko assemblée nationale nit ñi jàngul sax xam nañ ko nga voté ko ba pare mettre ko en vigueur ba pare amul suite tey borom kër yi dañu nit ñi néewtu doole yi borom kër yi dañ leen naan dañuy defar suñu kër ba génn ñu jël kër gi luyaat ko lu gën a seer lool ñeneen ñi fay ñëw gën a sonn na fa ñagoon mu ne wàññi na prix location te tey ba léegi père de famille location moo leen tara lekk ba suur Sénégal yëpp teg seen bët li may wax du ñu ay étranger ay sénégalais lañ ñëpp a ngi koy dund ñun ñëpp a ngi koy dund ku ko ci dundul sa mbokk nga koy dund ku ko ci dundul sa jarbaat sa rek wala sa dëkkandoo mu ngi koy dund ñëpp xam nañ ne tey la location gën a seer Sénégal ndax loi boobu mu voté amul suite Macky dafa nul amul suite amul suivi kon bu nee loolu la créé muy ñaar la wax a gum de ci projet yoo xam ne mën na jox phare yu ne ñu Macky Sall couverture maladie universelle bi ak li nga xamante ne mooy baisse des loyers gars yi bu ñu jógee foofu waxaan na leneen TER da la wax boobu nag mooy projet bu gën a mag nee na TER Macky Sall nee na projet TER moom mooy projet bu gën a mag ci ay projet Macky Sall loolu la apéris yi wax ak Macky Sall wax ko gouvernement bi TER waa gars yi bu ñu jógee foofu ñu leen wax ne leen TER boobu muy wax rek laa la wax TER boobu muy wax yàq la pour Sénégal pays bu mel ni Sénégal soxna la leneen tey lu dul ay train yuy daw courant continue du coupé te TER yooyu ñuy wax courant moo koy dawal yow courant bu doy rek pour sa population ñëpp amoo ko nga bëgg a jëlaat ay train à grande vitesse indi leen Sénégal pour ñuy daw ci boobu gaa ngi dee ci ba léegi gaa ngi dee ci xiif Sénégal ba léegi am na kër yoo xamante ne famille mu ngi leen di rey Sénégal ci partie Sénégal gars yi kon Macky Sall bu waxee ne moom mën na defar Sénégal day fen tey Macky Sall président par défaut la gars yi waxoon nañ ko ñu koy lam-laame mais tey lii nii ay réalisation pour venir moom président par défaut la Macky Sall président par défaut la ba àdduna yëpp teg seen bët moo tax loo si gis même couverture maladie universelle bi ñuy wax français ñoo ko jox amul xam-xam Macky lépp loo leen gis ñu am projet la xamal dañ ko ñam-ñamal te français ko ñam-ñamal jox ko pour mu ñëw imposer ko Sénégalais yi te bu ko imposer Sénégalais yi français yi ñoo siy gën a gis seen njëriñ mais Macky Sall li ñuy wax surtout ñoo delloo ci buumu ñaamel la ñu delloo tey ñëpp ñu fi newoon dañ doon xeex pour tubaab bañ am doole Sénégal ñëpp ñu fi mun a jaar mun nañ leen waxal manque de réalisation lépp mais dañoo mës a xeex ak tubaab bi si Anta Diop Senghor ñëpp ñu fi jaar ñoo mës a xeex ak tubaab bi ba ci Abdoulaye Wade mu mujj si ginnaawam dafa dàq tubaab yëpp ndax xam na ne français yi baaxuñ te niñ nar a liggéey ak ñun baaxuñ tey Macky Sall képp koo xamante ne français nga woon nekkoon Sénégal di exploité nit ñi Abdoulaye Wade génn la Sall indiwaat na la ndax français ñoo financé campagne am ñoo ko financé moom Macky Sall ci boppam kon dootuñu nangu mukk tubaab dootuñu nangu mukk français yi nootoon suñu maam tey ñëw nootaat na li suñu mag yi baax di wax nee na maam yi ragaloon nañ tubaab yi mais sët yi ñoo ci rawati te mu ngi bëgg a nekk dëgg nag gars yi bu fekkee dañoo bëgg a toog di seetaan di wax français ñu toog di seetaan français di exploiter suñuy ressources di ko yóbbu ñu ne patt noppi ndax ragal kastu ñu ne patt noppi ndax ragal dee gars yi kon ñu jóg bu baax xoolaat suñu bopp ñu jóg bu baax a baax xoolaat suñu bopp comme chaque jour nañ koy waxee rek chaque jour nañ koy wax duñ noppi di ko wax dañ koy wax di ko waxaat bu jógee foofu de am na leen lu wax nee na bourse familiale chaque 3 mois nga jël 25000 jox ko benn famille te du famille yëpp da nga ciblé famille yi nga xamante ne ñoom moo ko arrangé famille yi nga xamante ne ñoom ñoo àndoon en 2012 pour xeex ak moom famille yi nga xamante ne biir APR la ñu bokk xam nga ne Macky Sall amul ngor ak mbaaxu jël 25000 di ko jox famille boo xamante ne nii bokkul APR lépp APR si ñoo ciy bénéficié wu moo tax loo ci gis live yeeg débat télévisé yëpp APR si ñooy nekk di saaga ñi nga xamante ne ñoom ñooy défendre peuple bi parce que Macky Sall moo leen jox ñu dund mais ñi nga xamante ne ñuy wax te yàlla rek tax yaakaaruñ ci Macky Sall pour dund dëgg rek la ñuy wax
gars yi dëgg rek la ñuy wax kon réalisé wul dara Sénégal lu ñuy wax nee na terre te terre amul Sénégalais yi njëriñ Sénégalais yi tal nañ ñeneen lu yëg ci ay train boo xamante ne jam ñaajo la yem Dakar jam ñaajo banlieue ak jam ñaajo demul eggul Touba eggul Njaaréem eggul Tivaouane eggul fenn Kaolack du fenn fu mu yegg jam ñaajo le train bi am ci Sénégalais yi di dee ci ndóol Sénégalais yi di dee ci xiif Sénégalais yi di dee ci immigration clandestine kon gars yi dañ leen jugaat xam ne ki ñu jox réew mi attan na ko ñu teel ko jël ci moom balaa moo trop tard gars yi loolu nag bu weesoo comme ni ñu ko waxee dinañ lancer appel ci jeunesse Sénégal yépp dinañ lancer appel ci opposition bi déglu bu baax a baax li may opposition bi laay njëkkee tey laa wax ñépp ñu ñuy woo ay opposants ñu nekk Sénégal laa wax ñépp révolutionnaire ñu ngi leen di suivre bu baax a baax a baax a baax ñépp nag laa wax opposition bu Sénégal képp ku fa nekk laa wax di opposant Sénégal ñu ngi lay suivre bu baax a baax a baax dëkk bi métti na tey révolutionnaire yaa ngi jël seen life di ko sacrifier dëkk bi métti na jeunesse baa ngi jël seen bopp di ko sacrifier di attaquer di ko song pour mu changer doxalinam yéen ñëpp yéen a ngi toog xam nga ñuy bañ 2019 ngeen toog ba Macky Sall voté loi yi mu war a voté yépp teg élection yi nu mu ko neexee jeunesse bi wàcc ci suuf opposant bu jege révolutionnaire yi dootuñu dal ci kaw Macky Sall sa kaw la ñuy dal ndax jot na benn politicien jógul wax ak Macky Sall ndax ñëpp ragal dee ay benn buñ fi ne di cité turu kenn ñu yaakaar fa lañ bokkuñu benn parti ay benn politicien la ñuy gis ñuy jóg di attaqué Macky Sall ci mal gouvernance am jóg di wax li nga xamante ne moo yitteel askan mais ku ci nekk parti bu ci nekk sa intérêt bopp ngay wax waxoo intérêt askan bi à part benn laa wax comme ni ñu ko waxee ñoom ñooy jóg di waxal askan wi kon bu subaa du yéen a ñuy sonal pour ñu ànd ak yéen wàcc ci jàkkaarloo Macky Sall bu leen nekk médecin après la mort bàyyi ba Macky Sall def li mu war a def yépp ngeen doog a wàcc wax moom politiciens yi laa waxal porteur de voix yi laay waxal ñu teel a jóg lu ñu war a def yépp ñu def ko bu ñu bàyyi mukk ba Macky def li mu war a def yépp ba 2019 bu ñu jàkkaarloo ak moom ba mu ginnaaw dañuy daan ngeen doog a jóg ne da ngeen di wax politiciens yépp laa wax nag révolutionnaire ñooy lancé appel bii di lancé message bi ne bépp politicien bu toog ba 2019 ba Macky adopté lépp lu mu bëgg a adopté ba teg fi Aly Ngouille Ndiaye te xeexuñu ko kaasuñu ko ba mu jëlee ko fi teg kenn koo xamante ne day neutre mu organiser élection yi bépp politicien jege révolutionnaire yi li ñuy def Macky Sall dinañ la ko def li ñu war a def Macky Sall politiciens yooyu lañ koy def kon ndax yéen a toog di seetaan te jeunesse bi ñu ngi génn di rey seen bopp di wax ak Macky Sall ci manière yépp ci façon yépp ci manière yépp nag laa ci façon yépp jeunes yi ñoo ngi jóg bay wàcc yoon jeunes yi ñoo ngi jóg di xeex démocratie jeunes yi ñoo ngi jóg di def lépp yéen ngeen toog ne pat ku ci nekk sa intérêt parti ngay wax waxoo lu jëmale askan bi kanam ñenn ci yéen ñooy topp li nga xamante ne moo ñor askan bi ñenn si yéen ñooy topp di def askan bi kon 2019 bépp politicien boo xamante ne da nga noppi woon nii ñuy wax ak yéen nii en 2017 2018 2019 da nga fexe ba noppiwaat 2019 da nga fexe ba bul nekk candidat ndax boo nekkee candidat ñun les révolutionnaires ñoo lay njëkk a diaboliser ñun balaa pouvoir di la diaboliser ñoo lay diaboliser parce que bala askan bi waxoo ñu lancé waat benn appel nag di wax ne amul ku ñu exilé ak ku ñu exilé wul tey Sénégal moo soxla ay fisam ay digne fisam nag laa wax la soxla pour ñëpp jóg taxaw képp kuy digne fils Sénégal te jógoo actuellement à l'heure actuelle wax ak Macky Sall donc ragal te bu 2019 bi da nga continuer sa ragal ak sa tapet nga toog ak moom mais doo yaa jóg di wax ak révolutionnaire yi duñu ko nangul kenn duñu ko nangul kenn may lancer nag un appel à la jeunesse di leen wax nañu xeex lu mu laaj ñu def ko li ma leen ko waxee sànq moo gënoon tapet en 2012 opposant yëpp Macky mu si gënoon tapet gën a teppi job bi ndeyam nag laa wax tapet kon tey te moom moo taxawoon di lancer un appel ne pare na pour joxe bakkanam pour Abdoulaye Wade li mu bëgg muy teg fi doomam mu bañ a jàll ba woo kilifa diine yi woo ñëpp kon ñoo ngi koy wax di ko waxaat képp kuy politicien képp kuy opposant nga toog di seetaan Macky Sall bu ñu eggee 2019 boo wàccee si tali bi yow la révolutionnaire di jàkkaarloo. parce que ñun du ku falu moo ñu intéressé mais ku ñëw pour changer système bi te kenn ku parewul pour changer système bi doo jóg pour xeex système bi mais ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi jóg di xeex système Macky Sall gouvernance su Macky Sall gouvernement bu Macky Sall ñu ngi koy gis te ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax kon gars yi di leen jaajëfal bu baax
baax ne bëgg nañ bu baax a baax ci gaa yëpp ñu ngi gis gaa yi liveurs yi nañ continuer di live bu ñu sañoon 100 personnes par jour ñooy live di xorom dëjëw ndayu Macky Sall parce que loolu la mérité Feuz la ren loolu la mérité jeunesse bi yëpp jóg mu xam ne carrément jël na Assane def ko ci kaso bi Assane moo doon saaga léegi day déglu ay liveurs bi toog di saaga te ñun ñi di wax ak yow bu ci jàppoon ñeneen dañuy multiplier wu di doxaan ndayam révolutionnaire doo leen laal mukk Macky Sall doo la révolutionnaire tey laal nga suñu référence ci activiste ñun Assane Diouf mooy suñu référence jaay nga ko doole def ci kaso bi tey ñi àndandoo moom di rëy la mais yépp dañoo toog noppi ñemeetuñ sax def live pour toog défendre ko wala pour toog toj sa job bi nday yow Macky Sall te ba Assane daan toj sa job bi nday ñoom ñoo doon commentaire di xorom sa nday Assane day toj ñuy xorom kon jël Khalifa Ababacar Sall def ci kaso jël imam Alioune Badara Ndaw def jël Assane Diouf def ci kaso mais duñu mës a noppi saa suñu xëyee ñu ngi toj sa job bi nday matin midi ak soir ànd seeg sérénité nag di toj sa job bi nday matin midi soir comme ni ñu koy waxee te mënoo ci dara ñuy jaajëfal ñëpp nag gars yi buñ limee juum ndax révolution moom la ñu ko wax mouvement dafa jot ñëpp ngi gis liggéeyam gars yi comme ni ñu ko waxoon rek fii ba 2019 dañuy xeex ci terrain bi di xeex ci réseaux sociaux yi ba pare di massifier parce que ay patriotes ñoo fa nekk ñoo xamante ne nii comme ni ñu ko gars yi di waxee comme ni ko dulkat bu dëppee woon ne la patrie avant la patrie ñëw def la patrie avant la patrie ñun nag contraire lañu def jaajëfal ñëpp bu baax a baax bu ñu limee rek dañuy juum bëggee ñëpp bu baax a baax di leen wax nag gars yi gis nañ ñu liveurs yi di ñëwee ne liveurs yi di li ma métti mooy ak li ma naqari mënu ma jàkkaaroog Assane Diouf ne ko na nga doon tojee jobbi ndayam tëddal nga dal Assane ñi nga xamante ne yow lañ jël comme référence ci sa courage yow lañ jël comme référence ci ni nga xeexalee sa réew ñun ñoo ngi toj jobbi ndayu Macky Sall te mënu ci dara matin midi soir Assane danaan toj benn fan toog ñaari fan ñun matin midi soir su ma live Galsen day live wala Badara Lo wala Birama wala sëtu Salmon ñëpp raa bi ñëppay live ñenn ñi di xorom sa ñenn ñooy toj ñenn ñooy xorom te doo tus Macky Sall doo tus ni ko gars yi di waxee le président le plus insulté au monde li nga am nit musu koo am. président musul falu Sénégal jeunesse am bañee ko nii yow jeunesse bi ñoo la bëggul parce que doo liggéeykat jeunesse bi ñoo la bëggul parce que da nga nilaar ànd ak ay nilaar ànd ak ay sàcc kese corruption sa gouvernement lépp corruption la ay sàcc kese ay doom te ne nii Babla di ñu koy tuddee ay bis danaan dem ñoom ñu gis seen ci photo yi nii ñuy wayaan tey ñu mën a jóge Sénégal ak ay 25 millions di ko yóbbu Paris ay géwél ku mel ni Farba Ngom doomeeraam bu katt ndayam boobu nga xam ne léppam riba la seen dëjëw nday yéen gouvernement bi seen lëfal nday di appauvrir di gën a pauvre rendre pauvre Sénégal di gën a feesal seeni compte Macky Sall bu baaxoon sénégalais bu nekk di dee ci ndóol mu jël 8 milliards mu sàcc naan Abdoulaye Wade moo ko may 8 milliards bu la ko mayee sax ngay gor yow bu ñu demee ba askanu Sénégal tool ci jafe-jafe yi war nga génnee 8 milliards yi delloo ko foofu mais doo dara mais boo wàccee li ñu lay wax chaque jour lu ñuy jeexalee si kaso bi la ñuy teppi sa job bi nday denc la si kaso bi ngay dee Macky Sall jaajëfal gars yi bu baax a baax di leen wax ne bëgg nañ bu baax a baax ci révolutionnaire yépp kontaan bu baax a baax nii la rek ba 2019 ñu wàcc télé bi katt ndayam fekk ko pare doxaan ndayam duñu tiit duñu ragal chaque jour lañ la koy wax Macky Sall chaque jour lañ la koy wax duñu tiit duñu ragal te fu ñu la fekk teppi sa job bi nday di gërëm bu baax a baax suñuy Amazon di gërëm bu baax a baax suñuy dame de fer mu ñu leen ñàkk bañ a gërëm Viviane Safi dañ koy gërëm diñ ko gërëm sax dañ koy encouragé ci combat bi ku ci mel ni Mam Sen bu baax a baax Rabi Feuz ñu ngi ziar ñëpp bu baax a baax comme ni ñu koy waxee bu ñu ñemee juum Mati Diop jàmbaar jigéen ju mën góor gars yi suñu coordinateur ñu koy jaajëfal ndax liggéey bi mu def c'est très intéressant am na solo lool te gis nañ loolu bu baax a baax ñu koy gën a encouragé ne ko di ko jaajëfal gis nañ massification te gaal ko teppi job bi ndayam ku ma laal ma nit dëgg xoolal révolutionnaire bi toj sa job bi ndayam ak ça jaajëfal ñëpp bëgg ñëpp gars yi di leen wax à la prochaine kontaan nañ bu baax a baax ci ñëpp ñi nga xamante ne ñu doon suivre jaajëfal ñëpp di jéggalu ñi nga xamante ne comme ni ñu koy waxee à chaque fois saaga da leen di déranger parce que mënta ñàkk
saaga yi ñun buñ sañoon duñ ko def mais ki ñu amal comme ni ñu koy waxee doomeeraam la moom lii la mérité moo tax ñu koy defal ni mais patriote yi nga xamante ne saa yi leen dérange ñu leen di jégalu bu baax a baax comme ni ñu koy waxee chaque jour bu ñuy jeexal mooy waxuñu benn góor jigéen mu partagé waxuñu benn góor jigéen mu partagé waxuñu benn góor jigéenu apéris mu partagé na vidéo yi yegg pale gars yi na vidéo yi yegg pale patriote lañ wax ñu partagé suñuy vidéo góor jigéen bu ñu gis nga partagé ko dinañ partagé sa dëj jëwu nday jaajëfal gars yëpp dinañ jégalu wasalaam jaajëf gars yi